أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk jullit yi ñu ngi daje ak yéen di dellu siwaat encore ci guddi àjjuma di 9 juillet 2020 mu tombeek fukki fan ak juróom-ñett ci dul xiqda 1441 hijriyan. tey dañuy indi thème la vie conjugale, devoir et droit selon la tradition musulmane. waaw te loolu sama seex Baye Ndaraw Diop moo ko proposé waaw te lépp nag pour njaboot gi. waaw damay wax rek Baye Ndaraw Diop ku dem fekk ko fële mu nekk ci France nga ni ko kuy sa seex Alaaji Babali lay wax. ma nit ku ma fekk fii ci Italie nga dem kuy sa seex Pam Ndaraw Diop lay wax. waaw kon nag mu ngi noonu yàlla moo dogal ñu nekk ay seex bien que gis nga ko yaayam Aminata Ndiaye la tuddoon, sama yaay tuddoon Aminata Ndiaye. waaw moo tax macha allah li ñu yàlla defal waaw moo tax nangu nañ ko nag. waaw tout d'abord rek ñu xam ni que c'est le mariage qui autorise les relations intimes, waaw pour ne pas dire sexuelles. waaw ce mariage dañuy wax rek avant même muy am fekk na mariage bu amee moo lay permettre nga ngeen di bànneexu. waaw mu leen di permettre le couple ñu bànneexu. waaw te loolu tamit yàlla daga na leen ko nangu na ko. waaw moo tax rek te mariage boobu dafay engendrer li ñuy wax une série de devoirs et de droits. waaw une série de devoirs et de droits. waaw ay yoo xam ne ay wareef la ak yoo xam ni ay xàq la. waaw dañuy wax rek balaa ngay laaj say droit waaw matal la say devoir. waaw matal la say wareef. waaw soo ko nag laaj say devoir. waaw ñaar ñi nga xam ne ñoo séq néegu sëy. waaw il se doivent ñoom ñaar de les connaître. waaw dañoo war a xam lan mooy seen devoir ak lan mooy seeni droit. waaw balaa ñuy dugg ci néegu sëy. mais malheureusement rares sont qui cherchent à connaître dans un premier temps ses devoirs et ses droits et vice versa. waaw te loolu dafa dañ ko waroon xam balaa ñuy dugg ci néegu sëy. moo tax damay wax rek ni façon bi ñuy mayee sëy Sénégal il doit y avoir une relecture. waaw parce que tamit ñaar ñi ko xam ne ñoo ko seq ñoom duñu fekkee fa ñuy waxee ci sëy ba duñ ko fekk xanaa seen mbokk yi leen koy nettali te pourtant dañuy wax rek nettali làmmiñu borom moo ci dàq. waaw tey ñu bu ñu teewoon ñoom ñaar ñu leen di wax ñuy digg defe naa mooy ëpp impact. waaye mooy ëpp impact par exemple keneen ñëw wax leen parce que ñu ngi ci dañuy moment boobu dañuy nekk ci beneen sphère. mais bu ñu ñëwee ci nag fekkee ñoom ñaar ñëpp ñu taaj leen ilmaam wax leen waaw def naa boobu mooy ëpp impact. waaw te malheureusement du demeewul noonu. waaw ñuy wax rek baax da ñaari droit bi nga xam ne moo jiitu mooy avoir un amour réciproque. mooy ku nekk war na bëgg sa moroom ci am cofeel ci moom. waaw ñoom ñaar ñëpp la war. waaw parce que buur bi subhanahu wa taala ci alxuraan baax da auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim day wax ni wa min ayatihi bokk na ci kéemtaanam yi an xalaqa mu bind lakum ñeel leen min anfusikum ci seen jëmm yi azwaajan soxna. te loolu maam Adama la concerné. waaw nee na soo ko nag egsi ci ñun. waaw moo tax mu ne wa ja'alna baynakum. bon c'est un signe de sa toute puissance. yàlla mooy wane sa toute puissance, son omnipotence moom lay wane. waaw parce que il a tiré de vous-même des épouses. waaw te loolu comme li ma wax rek te loolu mi ngi concerné d'abord le géniteur maam Adama alayhi salaatu wa salaam soo ko nag yegsi ci ñun. waaw
moo tax mu ne wa jaala def naa baynakum diggante yéen ñaar góor ak jigéen mawaddatan wa raxma waaw mawaddatan cofeel mbëggeel wa raxmatan ak yërmande waaw moo tax ñaar yooyu ñooy fondement ménage pour mu dëgër waaw ñaar yooyu moom bu amee ci ménage rek macha allah yàlla mën na def mu dëgër këcc waaw mel ni béton waaw parce que tamit yàlla ko wax voilà mu ngoog nee na inna fi zalika bokk na ci lii nee na aayatan ay kéemtaan li xaw min ñeen ay nit yatafakkaruuna ñi nga xam ne dañoo xelu mooy dañuy réfléchir waaw nit moom danga war di réfléchir parce que yàlla daf la jox la raison waaw par rapport ak animaux yi tamit animaux yi am nañu raison nit ñi dañoo defa ni animal yi ba amuñu raison am nañu raison am na lu ñuy doxalee waaw te tamit dañoo intelligent nag li ngay defa ni nit ak ay intelligent déedéet mala yi dañuy intelligent waaw parce que man rek benn dama toog benn jour rek sama gannaaw ci gannaaw kër gi nii rek et puis may am ay melentaan yoo xam ne dama leen di suivre di leen jox ay lekk di leen jox lekk di leen jël ay biscotte di leen koy jox di gis nag façon yi ñuy doxalee waaw léegi ma gis ci benn boo xam ne bii mu gàddu benn lu rëy ma ne ko li nga gàddu moom moo la gën a rëy yow mais fexe na ba gàddu ko de fexe na ba gàddu ko ñëw nag foo xam ne fii daal bi dafa toj mu nekk ab ngandum pax maa ngi koy seetaan rek ma ne ko may wax sama xel léegi maa ngi koy seetaan bu ñëwee ba fii nu muy def pour man bu ñëwee day daanu ci biir pax bi mais maa ngi koy xool di ko xool mais il a fait def na ay moyens ba moom daal xam ma ay ventouses la yore xam ma lu mu yore mais fexe na ba ci beneen côté ba ca la nga mu jàll ba léegi dama ko gis mu jàll ma ni c'est pas possible quoi après si la wax ni bon mala yi nga gis nii dañoo am raison nag waaw dañ dul wax rek te dinañu wax sax nag waaw parce que tamit ils se comprennent entre eux waaw parce que la fourmi waaw suratul naml waaw da ngay gis rek yontu yàlla Suleymaan alayhi salaatu wasalaam bi mu defee la revue des troupes nit jinne ak njanaaw yi waaw mu rappelé leen ba ñëpp mat ñu war a dem waaw léegi benn melentaan génn ci seen ruq boobu wax melentaan yi yaa ayyuhatu naml waaw udxulu masakinakum laa yaxtimanaka Suleymaan wa junudu wa hum laa yashurun waaw gis nga loolu ne yéen melentaan yi sama mbokk melentaan yi dugg leen seen biir kër yi Suleymaan mu nga ne di ñëw ak lëlëm mooy armeem te bu ñu ñëwee écrasé leen te duñ ko yëg mais da ngay gis loolu te Suleymaan dégg loolu li melentaan bi wax mu koy dégg parce que tamit yàllaa ko tàggatal waaw lim naa manti xa tey la wax waaw dañ ma tàggatal waxu njanaaw ak noo munti mel boo waxee dama koy dégg voilà kon nga gis ni li ma doon wax léegi waaw moo tax rek wa ja'alnaa baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun waaw fakkaruun réfléchir c'est très important waaw parce que lu ne rek boo ci dugg rek fexeel réfléchir d'abord waaw sourate Rum mooy la sourate 30 verset 20 waaw dañuy wax ni rek l'amour est parfois présent dès le début du mariage mbëggeel en général dinay am avant ñuy takk waaw parce que dañuy gisante rek bëggante waaw te damay wax rek ni dañuy wax rek ni mbëggeel en fait l'amour waaw c'est quelque chose ni ñu koy waxeeti c'est abstrait waaw l'amour c'est quelque chose d'abstrait waaw parce que bari na nit la nga amul ci nit ñu wax man kii rek laa bëgg bu dul kii du kenn di rey boppam jalal na ko sax xaru ji mais en fin de compte day mujj bàyyi kooku ba gis keneen ku mu bëgg mais kon ana bëggeel booba ça n'existe pas waaw moo tax damay wax rek comme li ñuy wax léegi parfois elle s'installe avec accoutumance waaye nga toog ak nit ki nekk ak nit ñi ba yàgg rek miin ko boo ko miinee rek gis ay jikkoom rek mu naw la rek nga mën a nekk ak moom waaw moo tax l'amour c'est quelque chose d'abstrait voilà moo tax en tout cas il faudra l'entretenir mooy l'amour
dañ koy suuxat mooy comme fleur rek waaw di ko roose di ko suuxat di ko defar ba mu baax waaw mu nga parce que pour nga am ci li nga bëgg tamit l'amour c'est comme ça waaw il faut l'entretenir le développer par tous les moyens nag waaw tous les moyens mais les moyens qui entrent dans l'éthique de l'islam waaw dans l'éthique de l'islam mooy li nga xam ni islam permettre na la ko nga doxalee ko waaw par exemple ñu joxe rek ay de petits sourires waaw muñ ko soxna si tey sa toilette bi waaw nangam voilà mu ngo waaw wala de petits cadeaux waaw tey de maa la jëndaloon lii am waaw wala une petite balade des amoureux de temps à autre waaw loolu moom damay wax rek xale yi la gën a concerné quand même waaw mais nag mag tamit mën na ko def waaw mais xale yi la gën a concerné nag waaw moo tax un jour on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la personne que tu aimes le plus ban nit nga gën a bëgg nga gën a sopp mu ne leen Aïcha waaw pexe amu ci waaw après kooku tamit ne ko waaw parmi les hommes nag nit ñi nag ci góor ñi nag mu ne ko c'est le père de Aïcha waaw kon nag foofu la raay bi téene voilà moo tax te boobu rapporté par Bukhari waaw Bukhari waaw ci damay wax rek bu doon ku mel ni Ismaïla Babi waaw waxoon lu ni mel kon coow topp ko waaw kon coow topp ko waaw te ngay gis rek dañuy wax ni kii di jeng na dafa jeng waaw te pourtant nag jengul waaw jengul parce que tamit l'amour dafa nekkul tey jii nii ma joxe exemple ñi nga xam ne ils ont 3 femmes par exemple mënoo jël sa xol di ko diviser en 3 mënul nekk waaw ku nekk rek elle a une place dans ton cœur mais tamit nag mën ñu tolloo ay place tamit nag waaw parce que gis nga yonent bi nu mu waxee ni Aïcha moom la gën a bëgg ci jigéen ñi tamit du ñàkk tamit borom kër gi day wax ni kii laa gën a bëgg mais nag du ko manifester mais nag tamit dans l'équité waaw dans l'équité dans la justice waaw moo tax deuxième bi mooy avoir de la bonté pour l'autre waaw am di def njekk pour ka ca des waaw mooy ku góor ki di ko def pour ku jigéen ki ku jigéen ki tamit di ko def pour ku góor ki parce que vice versa la nag waaw parce que loolu mooy tax mu dem de l'avant waaw te troisième bi mooy s'embellir pour l'autre mooy di rafet di toilette di jekk pour ka ca des kontaan waaw ka ca des kontaan mooy soit ku góor ki la soit ku jigéen ki ñaar yëpp ku ci nekk rek war na la mooy devoir yi nga xam ni ñoom ñaar ñoo ko bokk waaw ku nekk war na la waaw vivre ensemble quatrième bi mooy vivre ensemble la sexualité waaw moo xam ñu war a ñoo xam seeni màttu lal ñoo xam nan lañ ko war a reyee waaw ku nekk nag say màttu lal nag yaa xam noo koy reyee wax dëgg yàlla voilà kon nag mu ngi noonu waaw troisième bi dafay wax rek ni avoir une confiance ferme en l'autre waaw am confiance ci kanam ka ca des ku góor ki war na am confiance ci soxna si war na am confiance ci jëkkëram sinon rek confiance bu amul dans un ménage rek ce ménage là il risque d'échouer et mourir waaw ci daan la jëm waaw parce que confiance mooy base bi nga xam ni mooy tax say dëgër waaw moo tax te loolu daf lay confiance bi ngay am ci moom waaw yam ci moom mooy tax mooy des côtés mooy tax yow doo dem bay dugg ci par exemple dañuy wax les relations extra-conjugales waaw mooy zina nga dem bay def zina waaw ngay mooy waaw bàyyi fa sa soxna dem wuti jigéen wala nga bàyyi fa sa jëkkër wuti góor waaw kon nag mi ngi noonu waaw te ku nekk bu yemee ci sa borom kër rek bon macha allah tuuti léppay dox waaw léppay dox waaw léegi nag te confiance boobu dafay créer un équilibre au niveau du ménage waaw te ménage nag waxuma ménage sax mais lépp loo gis rek équilibre la ci yàlla soxla ummatan wasatan gis nga borom bi da koy wax waaw équilibre boobu la soxla pas de tàng dem ci benn côté ba wala ci beneen extrémité ba déedéet waaw da ngay nekk ci digg bi rek ummatan wasatan waaw mu ngo ñëw rek fekk la fi waaw ñu ñëwee fekk la fi bu ñeneen ñi bu ñëwee fekk la fi waaw am na yeneen devoir existant yoo xam ne c'est spécifique au mari et à l'épouse yoo xam ne war na borom kër gi war borom ki ñuy denc
waaw moo tax daal ak lépp lu mën a am rek damay wax rek ne xam nga amour l'amour sànq dama ko wax ne c'est quelque chose d'abstrait waaw parce que tamit fii ci suuf la mais ci kaw moom elle n'est pas abstraite elle n'est pas abstraite parce que borom bi subhanahu wa taala bi muy wax alastu bi rabbikum ñi nekkoon ci ndigg maam aadama yëpp daf ko wesaare di leen laaj parce que tamit daf bëggul yow man xiyaam ñu wax ne buur bi ñun xamee wuñ ko nii léegi nag mu ne alastu bi rabbikum est-ce que duma seen borom wax jooju nag doole bi mu àndal ruu yëpp tasaaroo waaw léegi nag xam naa dina am ñoo xam dañu ne loolu moom lu mën a demee noonu te ñu war a judd ci àddina bi yëpp nekk ci ndigg maam aadama mais c'est facile à comprendre wax dëgg yàlla parce que tey benn puce ngay jël rek def ci des milliers de données des milliers de données voilà kon nag mu ngi noonu kon nit bu ñëwee ba egsi à ce stade là di def loolu mais waxtuma la ak borom bi waaw ki nga xam ni il est omnipotent il est omniscient waaw moo tax ba ruuya tasaaroo nag soit ñu ànd par 2 par 3 par benn ñii rek waaw noonu ñi àndoon fekk ce sont des ay ruu yoo xam ne mâle et femelle la kenn mënu si leen fu ñu jaar dinañu sëy parce que ci alastu bi rabbikum ñoo àndoon bu ñu ñëwee ci suuf nag dinañu dox tànk ba daje bu fekkee ñaar ñu góor lañu ils seront des amis waaw comme ma Pam Dara Diop macha allah yàlla na yàlla yokk waaw wala mu ñaar ñu jigéen tamit même chose waaw ba dee ñaar même ñoo xam ne c'est des ay ru yoo xam ne femelle la woon tamit dañuy dox ba daje rek mais dañuy nekk ay xarit te yàlla ay tax waaw te yàlla rek ay tax voilà moo tax yàlla ñu yàlla defal suuf defal ñu jàmm defal ñu teraanga may ñu fekke may ñu tal may ñu dégg ràññe ak topp waaw si daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam te njaboot gi yàlla teg ci loxo waaw parce que damay wax rek képp ku ne rek boo sañoon sa njaboot gën ci njaboot yi waaw moo tax te njabootu islam ñoom ñëpp ñu dund ci islam waaw loolu moom ku nekk loolu lay ñaan yàlla nañu ko yàlla defal allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab albirru la yabla wa zanbu la yunsa wa dayanu la yamut if'al ma shi'ta wa kama tudinu sudan al aqibatu lil muttaqin fi amanillah